salaamaaleykum mbokku téléspectateur Jotna TV excellence ci jàmm ci seen chronique numéro 49. chronique boobu nag ñu ngi koy def comme nu ngeen ko gisee ci lu ñu tuddee urgence de santé publique au niveau ci Sénégal mais dañ koy xaaj ci ñett xaaj. su ngeen buggee xaaj bu njëkk bi dañuy xool maladie chronique ak lu ñuy tuddee maladie émergente chronique mooy boo xam ne da nga si dund da ngay dund ak moom beneen bi mooy ñoo xam ne dañuy bees ñaari pàcc bi dañ koy def si lu ñuy tuddee urgence médicale boo xam ni soo amee problème santé da ngay daw dem hôpital pour ñu jël la en charge loolu la ñuy tuddee urgence sanitaire beneen bi nag dam koy def ci lu ñu tuddee situation Covid parce que Sénégal ñu ngi dund deuxième vague boo xam ni dafa mel ni moo gën a bëri doole que vague bu njëkk bi ci bu ñu xamoon ci mois de mars bi. léegi nag su mu ñëwaatee ci pàcc bu njëkk bi mooy boo xam ni maladie émergente ak maladie chronique lañ ciy wax. soo tuddee maladie émergente mooy yoo xam ni wala réémergente mooy xam ni dañoo bees xamuñu ko woon avant mais léegi dañuy faral di am te suñu ñëwee dañuy sonal askan bi sonal système de santé bu pays bi te loolu lu koy waral mooy lu ñu tuddee tey changement léeg-léeg di ngeen dégg ñu wax changement climatique changement environnement écosystème yoo xam ni lu ñuy tuddee écosystème ci français mais xëy na ci wolof mën nañ ko am mais dafa jafe pour définir écosystème yi ñu ngi leen di changer te dafa nit ñi dem nañ ba léegi dañ lu ñuy dëkk ak mala yi walla rabu ki àll yi dafa bëri te lu ñu tuddee maladie émergente yi lu gën a bëri ci mala yooyu lay jóge di ñëw ci nit ñi mais duñ leen teel a xam léeg-léeg day ñëw ba song nit ñi pour ñu commencer di ci gëstu ñu commencer di ko xam te tey dafa am lu ñu tuddee ay virus walla ay bactéries walla ay parasites yoo xam ni dañoo bëri doole mais dañoo bëri te ci environnement bi la ñuy dund mais ñun dafa mel ni environnement bi dañu ko toppatoowul bu baax walla nuñ koy jëfandikoo léeg-léeg daf ñuy indil gàllankoor bu bëri. loolu moo tax léeg-léeg suñu waxee yu mel ni xeetu jàngoro yooyu di nga dégg ñuy wax fièvre de la vallée du Rift di nga dégg nit ñi di wax ay Ebola di nga dégg nit ñi di wax ay dengue di nga dégg nit ñi di wax stress mooy boo xam ni syndrome respiratoire la ba ci mujj bi mooy coronavirus Covid 19 te jàngoro yooyu bari nañ tellement doole que suñu ñëwee ci dëkk soo ci naree fagaru nar ko gérer lu muy demander ci ay moyens ak ressources léeg-léeg pays duñ ko mën a am su mu jëlee exemple Covid bi rek léegi bu mu ñëwoon presque 1000 milliards nee nañ ñu jël nañ ko dugal ko ci te PIB Sénégal boo xam ni suñu croissance ñu ngi ko séentu woon ci 7% léegi ñëw na ba 0,7%. loolu mooy tey dañoo war a xam ni wér-gu-yaram santé priorité bu mag la ci dëkk donc sooy investir ngay wax ni maa ngi investir ci entreprise yi maa ngi créer ay infrastructure maa ngi créer ay pont loo munti créer da ngay sóoraale environnement bi nga sóoraale wér-gu-yaram bi parce que yooyu su ñu amee gàllankoor rek day am dafay laal yu bëri te sa économie mën na ko nasaxal donc loolu la ñuy tuddee ñun ci jargon bi surtout développement durable mooy développement boo xam ne day sax te day dëgër santé bi dafa war a nekk loo xam ni priorité bu mag la te man jàngoro yooyu ñu ngi ñëw am na ñuy ñëw am ñoo xam ni dinañ ñëw parce que suñu environnement bi soo ko xoolee mu nekk Sénégal walla mu nekk au niveau international
day dem di changer donc environnement bi suy changer day am ay maladie su ngeen bëggee ay jàngoro yoo xam ne yu bees dañuy génn di ñëw di laal population yi di laal pays yi wante loolu dafa laaj préparation te préparation yooyu dafa bëri ay fan yu bëri donc suñu jumtukaay pour faju dañ ko war a dooleel dañ ko war a préparer bu baax a baax il faut que ñu am ay équipement am ay laboratoire am ay def formation yu baax mais am ay ressources parce que Sénégal soo xoolee mooy pays boo xam ne tey soo jëlee lu ñu tuddee secteur de la santé dafa bëri compétence ça veut dire que suñu fac de médecine bii nii day former ay médecins yu baax am na soo xam ne sax dañuy jógee ay Maroc di ñëw di def seen formation fii te suñ ñibbee seen dëkk comme seen dëkk dafa investir ci santé donc seen secteur de la santé day def ay résultats yu baax day def ay jaloore mais lu tax Sénégal bi nga xam ne ñoom fii lañ ñëw di leen di former te ñu am ay professeurs yu baax yu xarañ di former ay médecins yu baax mais suñ système de santé mënul def ay résultats yu baax mais loolu pour man ñàkk vision ci santé bi te ñàkk aussi volonté ci santé bi ñu mën ci investir bu baax a baax nga xam ni tey ñoo xam ni ñoo war a faj suñu fajee patient bi koo xam ni dafa ànd ak jàngoro moom dina mën kontaan te après dina am confiance ci système de santé bi mais man xam naa ni mooy daal mooy sunu problème bu gën a bari tey soo xoolee suñu système de santé ak jàngoro yoo xam ni ñu ngi nii te ñu ngi waaj a ñëw te il faut que ñu mën ko préparer léegi su ma jógee ci point boobu maladie lu ñu tuddee émergente yi moo xam ni jàngoro yu bees damay dem ci benn thème boo xam ni mooy maladie chronique yi boo xam ni tamit dafa commencer di sonnal askanu Sénégal ci jàngoro yooyu am na ñaar yoo xam ni pour man jar nañ quand même bàyyi xel parce que ñu ngi ci dégg souvent ay jooytu yu bëri walla ay gàllankoor tamit yu bëri donc maa ngi bëgg tudd ci maladie ñoo xam ni insuffisance rénale yoo xam ni dañuy am problème roño te il faut que ñuy def ay dialyse ak beneen maladie bi muy wax ay maladie cardiaque yi xam ni Sénégal léegi dafa bëri ay AVC léegi su ma demee ba ci bu njëkk bi ci maladie insuffisance rénale dama bëgg juste que suñu technicien bi mu tegal ñu benn élément sonore pour ñu mën a déglu après ñu ñëwaat ci élément sonore bi def tuuti jàngat vidéo bi joxe aussi ay chiffres pour wane ni que lii problème boo xam ne bu jar a bàyyi xel ci Sénégal. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu maa ngi nuyu waa Sénégal gépp mag ak ndaw di leen xamal ne yéen waa Sénégal day seen mbokku jullit yi nga xam ne ay dialysés lañu seen bakkan mu ngi ci xottu gerte fi mu nekk nii ndax y a un bon moment fi mu nekk nii amuñu kit de dialyse actuellement dafa ça manque léegi mu def weer 2 séances la ñuy def te xam naa ne ci benn séance la ñuy mujj te am na centre yoo xam ne fi mu ne commencé nañu am ay problème jafe-jafe médecins yi bind nañ ba sonn association yi wax nañ ba sonn ñun nag wax dëgg yàlla fi mu nekk sonn nañu ndax xam naa ne suñu bakkan nañ ci xottu gerte fi mu nekk nii dafa mel ni ay mort fi mu nekk nii dañuy wax rek mais ay mort vivant lañu ndax amul lu gën a metti xam sa bésu dee mu leen nañ fii ak fan yi di ñëw ci kees gi nga jëm wala dañ la rob te dialyse bi ku ne xam ne mooy suñu bakkan dañuy jàppale ngir yàlla ak yonente bi jox ñu kit yi jàppale ñu joxe kit yi ngir yàlla ak yonente bi ñun ñuy dialyser ndax nekk ci dialyse Sénégal ëpp na 20 000 personnes ngir yàlla ak yonente bi nañuy jàppale ci loolu état bi nañuy jàppale ci loolu ngir yàlla ak yonente bi Diouf Sarr jàppale ñu ngir yàlla ak yonente bi ndax ñu dialyser ngir yàlla ak yonente bi metti na trop suñu côté fi mu nekk nii xam nga am lu gën a metti doo tuur ndox ba pare teg ci di naan ndox
ndox boobu di des sa yaram di circuler te su toogee 15 jours defoo jalis da ngay woccu lu ne mu dee la dal nga tëdd dootoo mënati dara loo lekk du génn doo mun noyyi bu baax mun nga dem ba jëlee ci OAP te OAP soo ko defee say poumon fekk poumon yi fees na ndox kooku dee rek moo koy faj la plupart da ngay dee. waaw kon boog dimbale leen ñu ngir yàlla ak yonent bi balaa loolu yëpp di ci am ndax ci réew mi lañ bokk doon ndawi réew mi doon doomi réew mi nañ ñaanal leen ñu yàlla ngir yàlla ak yonent bi ndax ñu indi kitu jalis yi ngir yàlla ak yonent bi Sénégal yéen nañ waxal su ngeen jotee vidéo bi ngeen partagé ko ngeen jàpp ci te yàlla rek tax ndax seen mbokki jullit ñoo sonn waaw dañoo sonn wax dëgg yàlla dañoo sonn fi mu nekk nii. léegi suñu jëlee lu ñu tuddee insuffisance rénale donc gis ngeen vidéo bi kooku noonu koo xam ni dafa ànd ak jàngoro bi te di nekk di jooytu xëy na moom rek moo def vidéo mais am na ñu bëri ci biir dëkk bi ñu ngi am même problème que moom mais xëy na peut-être amuñu moyen pour def vidéo ou bien xëy na léegi dañu am gêne pour di def vidéo ñu koy circuler mais lu ci mënti nekk rek nañu xam ni ñoo xam ni dañu am problème jàngoro roño tey ci Sénégal am nañ quand même jafe-jafe pour mun a ñu mun a accès ci loo xam ni moom la ñuy defee dialyse lu ñuy wax hémodialyse donc am na ñu bëre ñu ngi wax ni su ma jëlee ay chiffres yoo xam ni professeur Niang bu nekk hôpital Dantec moo ko joxe day wax ni Sénégal mais chiffres yooyu ay depuis début 2020 la day wax ni Sénégal année bu nekk dina am 300 nouveaux cas yoo xam ni ñoom ay sénégalais dañuy am ay feebaru roño bi wante gis naa aussi si ay yeneen publication scientifique di wax ni chiffre boobu 300 yi weesu na mun nañ xayma sax année boo jël day am 1000 ba 2000 nit ñoo xam ni dañuy am jàngoro boobu te du ñoom ñëpp ñooy mën a faju suñu amee jàngoro boobu donc dañuy wax ni soo jëlee ci 1000 yi walla 2000 yi daanaka 800 walla 900 ñoom ñu ngi xaar dañuy inscrire ci liste bi ñu ngi xaar pour ñu mun a leen jël pour ñuy def hémodialyse te ñooñu ñoo xam ni du ñu mën a dem ci public bi parce que public bi kam lu ñu mënti wax mooy gën a yomb même su fekkee partout da ngay fay il faut que ñu dem ci privé bi te privé bi tamit dafay cher tey soo jëlee lu ñu fay pour dialyse ñu ngi koy xayma ci 65 000 francs CFA mooy séance bi soo defee benn séance pour deret bi ñu mën ko setal 65 000 francs CFA ngay fay léegi ci mois bi il faut nga am au minimum lu ñuy tuddee 3 séances c'est-à-dire chaque semaine war nga def séance te loolu dafay varier mën na nekk public su nekkee public bi léeg-léeg hôpital comme hôpital Dantec ñoo xam ni dañ leen may prise en charge des gratuits mais ñeneen ñi ñëpp il faut que ñu fay donc mën na varier de 20 000 ba 65 000 mais lu si mënta nekk rek loo xam ni da nga koy fay chaque semaine loolu su fekkee nit ki amul moyen ça veut dire que lu ñu wax ni droit directement à la mort même su fekkee ni ñun ñëpp suñu dund wax dëgg yàlla moo ko yore mais problème bu sérieux la actuellement ñoo xam ne ñoom ñu ngi koy vivre beneen chose bi mooy dañuy fay pour def dialyse mais il faut aussi que ñu jënd ay kit te kit yi léeg-léeg dañuy wax ni pour nga am ko mu ngi ci diggante 27 000 CFA ba 39 000 francs CFA te dégg ngeen kooku noonu di wax ci vidéo bi léegi di wax ni même léeg-léeg kit yi day manqué mun nañ toog presque 1 mois kit du am te kit yooyu généralement pharmacie nationale d'approvisionnement moom moo koy gérer moo koy def approvisionnement ñoom ñu dem foofu ñu mun a am accès ci kit bi
maintenant man lu ma si xaw tamit jaaxal tuuti mooy soo jëlee ay dëkk comme Côte d'Ivoire mbaa nga jël dëkk comme Mauritanie walla nga jël Gambie mun naa wax ni sax que prise en charge ñoo xam ne dañu am feebaru roño dafa gratuit presque parce que am na ñoo xam ne ñuy wax ni séance bi 5000 francs ngay fay Côte d'Ivoire walla Mauritanie walla Gambie donc soo jëlee pays yooyu man gisuma lu ñu gënee Sénégal ba Sénégal tamit mënul jàppale bu baax a baax ñoo xam ni tey dañu nekk fii te am problème feebaru roño te leneen lu mu si yokk si bii mu nga xam ni si moom laay jeexale par rapport ak lu ñu tuddee maladie insuffisance rénale mooy que professeur Nia bu Dantec mu ngi doon wax ni problème bi si problème prévention bi la parce que prévention bi mooy tax ni nit ñi ñuy dem di gëstu seen yaram di def ay bilan di xool est-ce que ñoom jàngoro bi nekkul di leen gàttandu pour ñu mun a fagaru su fekkee am na loo xam ni war nañ ko def pour jàngoro bi mun a dem mu ne politique de prévention boobu actuellement développé wul bu baax donc dañ ko war a développer su fekkee ni faj dafa nekk problème il faut que prévention comme ñu mën ko développer bu baax a baax pour que nit ñi mën a moytu jàngoro boobu. beneen bi mooy lu ñu tuddee dépistage am ñoo xam ni dañuy dem ba ñu sentir ni ci seen yaram dara ñu soog a dem ci hôpitaux yi walla dem ci centre de santé yi pour mun a def dépistage loolu la ñuy wax ni dépistage bu yéex tardif loolu souvent lu koy joxe xam nga soo comparé Sénégal ak dëkku européens yi ñoom dañuy am lu ñu tuddee médecine du travail donc médecine du travail day seetu ñëpp ñoo xam ne dañuy liggéey chaque année dañ lay obligé nga def benn bilan ñu xool sa yaram lan moo ci gàllankoor pour ñu mun a la faj mais Sénégal fii soo xoolee ñu bëri ci secteur informel bi la ñuy liggéey donc même su amee médecine du travail duñu mun am accès ci médecine du travail bi donc ñooñu il faut que ñu toog rek ba ñu sentir ni seen yaram am na lu ciy métti ñu soog a dem këri docteur pour xool lan la souvent nag bilan bi day métti dañ leen wax ni yéen de problème santé bi nga am te affaire bi dafa law ci yaram bi ba dafa koy dominer moom du mun a donc du ko mun a faj te après mu indil ko ay problème non seulement liggéeyam daf koy ñàkk mais même pour mu am xaalis boo xam ne day fajee jàngoro bi daf koy amal ay jafe-jafe donc suñuy jëlee ci maladie chronique insuffisance rénale ci la bokk mooy boo xam ni moom soo ko yoree moom da ngay faju ba yàlla def maa ngi léegi ñëw ci beneen jàngoro boo xam ni sonal tamit Sénégal lu bëri mooy AVC mooy maladie cardiaque yi te loolu souvent ci jargon médecine bi fii ci Sénégal walla sax bon à travers le monde dañ koy tuddee souvent ay maladies silencieuses comme ay cancer léegi-léegi doo ko teel a xam da ngay jékki-jékki rek mu daaneel la te loolu dafa commencé di bëri ci biir Sénégal léegi-léegi da ngay dégg ay nit ñoo xam ni da ngay jékki-jékki rek nga dégg ni dee nañ te souvent suñu xoolee bu ci biir lan moo leen di rey nit ñi dañuy gis ni que dañuy am ay problème cardiaque te xamuñu woon ñoom dañoo amoon problème de cardiaque tey su ma doon xayma ci lu ñu wax Sénégal mortalité bi soo jëlee souvent soo jëlee ñett nit ñoo xam ni dañu faatu suñu defee analyse au fond da ngay gis ni ñaar ñi su nekkul maladie yooyu ñoo ko rey ay maladie cardiaque walla cancer souvent day nekk accident de circulation mais jàngoro yuy wallaatee mun nañu wax ni léegi lu muy rey ci Sénégal mun bariwul comme nu mu doon bari avant léegi
ñu ñuy dee ci affaire de ay jàngoor comme AVC ak yooyu ñoo gën bëri parce que dañu amul ay service ak ay équipement ci suñu hôpitaux yi yoo xam ni comme ay service de réanimation wala service urgence médicale boo xam ne nit ñi suñu amee problème boobu mën nañ leen faj jël en charge lu gën a gaaw parce que loolu suñ ko jëlul en charge lu gën a gaaw c'est normal nit ki def ci bay bàkkanam te soo xoolee tey Sénégal nu mu tëddee di nga gis ci monde rural bi duñ ko wax ñu bëri da ngay dégg ni dee nañ te ñun la moom balaa muy dee dafa amoon crise mais parce que bu mu dee après duñ ko def diagnostic pour xam est-ce que dafa amoon AVC wala leneen li parce que dafa poser problème de prise en charge soo xoolee service urgence yoo xam ni souvent dañuy jël en charge maladie cardiaque yi Dakar la gën a bëri am na dans les hôpitaux yu mag yi comme hôpitaux universitaires yi mais am na aussi ay privé yoo xam ni dañuy am ay centre yoo xam ni ay affaire cardiaque rek la ñu traité di nga ko am fii am ko Thiès nga am ko ba Mbour xëy na ba Touba mais soo demee ci zone yu gën a reculé di nga rencontrer ay population ay nit ñu bëri ñoo xam ni dañuy am problème cardiaque dañ koy sooxaale wante du ñu am fu ñu munee faju pour ñu faju il faut que ñu déplacer ñëw ba fii ba Dakar ak mooy yu muy demander pour ñu mun a leen jël en charge et puis loolu day poser beneen problème su ma waxee problème de équipement yi léeg-léeg par exemple damay joxe benn nit boo xam ni mus na am problème bu tànk bu damm léegi dafa jógee ba Ndioum ñëw ba Richard Toll jaar Saint-Louis il a fallu que mu dem ba Louga pour mu mun a am fu mu defee scanner kooku def na presque plus de 200 kilomètres te scanner xaw ma prix bi exactement mais nit ñi dañuy wax ni du ëpp généralement 50 millions te xoolal zone boobu yëpp population bi nu mu toll au minimum am na 2,5 millions personnes ñuy dund ci zone boobu yi mu traversé yëpp mais zone boobu yëpp mënul am foo xam ni scanner fonctionné toujours da ngay ñëw ñun la scanner bi dafa paan nga jàll feneen léegi loolu moo tax may jàll ci aussi toujours ci problème urgence médicale bi pour wax ni que Sénégal dañ ci war a investir lu bëri parce que soo xoolee keroog lu xewoon Matam dañoo amoon problème de service de réanimation ak service pour lu ñu tuddee respirateur par rapport ak ñoo xam ni dañoo amoon Covid ba finalement ñaari ñoo ci faatu donc nit ñi mënuñu am yenn jàngoro yooyu nekk Matam te soxla réanimation soxla lu ñu tuddee respirateur te mënuñu ko am il faut que rek ñu évacuer leen yóbbu leen sa ba yeneen centre yi pour ñu mën a koo am donc su may xool chiffres yi suñu waxee ay affaire de accès ci urgence yi wala accès ci centre de santé yi tey su ma doon comparer benn région comme Kédougou da ngay dox 13 kilomètres pour mun a am accès ci service de santé boo xam ni mën nañ la fa jël en charge mais Dakar ñoo ngi ci 1 kilomètre donc loolu day poser lu ñuy wax problème de équité ci côté accès au service de santé alors que Sénégalais yëpp ñoo war a am égalité pour mun a accéder ci service de santé bi léegi pour mu terminer rek ci dernier point boo xam ni tey c'est dafa am solo trop mooy situation Covid bi fii ci biir Sénégal donc première vague bi ñëwoon nañ mu commencé def ay mesures donc mu commencé am ay résultats léegi ni deuxième vague bi ñëw na te deuxième vague bi nu mu ñëwee dafa xaw métti cas yi non seulement dañuy yokk
mais ñuy nekk en réanimation ça veut dire cas grave yi dañuy gën di bëri et pourtant OMS waxoon na que nañ considérer Covid bi comme lu ñu tuddee grippe saisonnière grippe saisonnière mooy comme Covid su seddee day gën di law su tàngee dina law mais xëy na du lawee comme su seddee mais su tawee day am tendance di wàcc te ma yaakaar naa ni si première vague bi xëy na am na loo xam ni waroon nañ ko jàngat pour ñu mën a gérer deuxième vague su amee jàngat bi pour man mooy ñu xool nit ñi surtout suñu jëlee cas communautaire yi nan lañ doon def ba am cas communautaire yi est-ce que ñoo xam ne ñoo faral di jël ay yenn transport en commun wala ñuy fréquenter ay marché yi wala ñuy nekk ci administration yi wala ñuy nekk ci école yi ñu mun a xam nit ñi di am cas communautaire nan la ñuy def ba am ko parce que boobu suñ ko xamee dinañ mën a développer lu ñuy tuddee message de prévention pour que deuxième vague bi ñu mën a xool nan la ñuy mënee gérer situation Covid bi bu baax a baax wante il faut aussi que me rappeler politique bi dafa xaw am lu ñuy wax paradoxe léegi ministre de l'intérieur bi dafa génne ay arrêté génnewaat ak yeneen arrêté pour tere nit ñi di dajaloo surtout si espace public yi mais damay xool keroog ñuy gis ni ñaari ministre des infrastructures ak ministre de la santé ñu ngi doon def ay inauguration di woote ay jeunesse par exemple COJER di def ay rassemblement fekk duñu respecter mesures barrières yi man je pense que suñu nekkee tamit ci situation yu mel nii te ñu bugg ñëpp ñu respecter mesures barrières yi je pense que ñoo xam ne ñoo ñu jiitee ñoo ci war a njëkk pour que citoyen lambda bi moom mu mun wax ni comme ñii ñoom ñu ngi koy respecter man tamit dama koy respecter acte yu ñu posé il faut le faire par lu ñu waxee exemple donc beneen pàcc boo xam ne pour man tamit am na solo mooy dañuy dem ci ubbite université yi te université yi année bi dinañ jëlaat aussi ay étudiants yu bëri parce que nee nañ 65 000 bacheliers yu bees dañuy ñëw te ñooñ il faut que ñu duggal leen ci biir université yi amuñu tabax yu bees amuñu amphi yu bees te il faut que ñooñu ñëpp ñu mën a suivre cours yi donc question bu ñuy poser rek mooy est-ce que ci condition yooyu dina mën respecter mesures barrières yi et pour mën a aar étudiants yi aar aussi ñu leen di jàngal est-ce que tamit am na benn approche boo xam ne ñu ngi ci réfléchir pour que njàng mi mu mun a dem bu baax a baax te du indi benn loraange ci étudiants yi ci seen parents yi ci seen dëkkandoo yi donc fu may jeexalee rek mooy man damay def aussi appel à la jeunesse sénégalaise mais def appel aussi aux patriotes sénégalais moi je pense que Sénégal am na ay priorités yoo xam ni tey su fekkee bëgg nañ développer dëkk bi priorité yooyu c'est très important et je pense que président Sonko toujours daf koy rappeler Sénégal population bi dafay jeune politique yu ñu war a def yëpp dañ ko war a orienter ci jeunesse te boobu éducation moo ci jiitu santé topp ci sécurité alimentaire il faut que mu am parce que dañu war a dundal il faut que ñu mun a tamit def politique de l'emploi boo xam ni jeunes yi suñu paree dinañ mën a liggéey parce que man lu ma gis yaakaaruma que ñu fi nekk léegi priorité yooyu mun nañ ko nekkal priorité dafa nekk priorité pour ñoom parce que ñoo xam ni depuis Senghor ñoo ngi fii Abdou Diouf Abdoulaye Wade te Macky Sall ñëw léegi chaque fois dañuy chanter di wax ni dëkk bi dina ko développer dëkk bi dina développer te ñu ngi gis chaque jour ñu ngi gën di dellu ginnaaw
je pense que Sénégalais dañu war a def benn prise de conscience citoyenne ak patriotique pour ñu mën a jàppale ndaw ñoo xam ne nii ñu ngi xeex pour que dëkk bi mun a développer parce que tey ñu ngi gis ay vagues de migration ñi di dem mais souvent ay jeunes lañ mais ñii je suis sûr et certain que suñ fi yàggee wala ñu toogaat fi même employés du Sénégal yi dinañ mujj ñoom tamit di jël gaal yi di dem di immigrer parce que gisuma si ñoom foo xam ni vision boo xam ni mën na suqali Sénégal maa ngi leen di jaajëfal di leen sant si seen patience te di leen jox rendez-vous pour beneen chronique boo xam ni fii ak weer lañ koy jël merci beaucoup.